démb ak bërki démb am na ñu mag bari ñu ko waxoon mais xëy na joxuñu ko woon gëdd bi mu war a am mais tey bi ko BBC waxee beneen tolluwaay la am ma jàng ko nag ak xol bu jeex ak métit ndax sama réew du Sénégal boo xoolee jaar-jaaram kilifa yi fi mës a jaar yëpp tolof-tolof yi ko mës a dal yëpp taxawaay bu mu ci mën a am defoon naa ne du ñu def deuxième alternance du dund njoxoor yu mel noonu li ñu wax lu leer la ñi ñu juuñ baaraam aussi ñu leer la kon nag tontu bi mooy ñu leeral mbir mi mais naan opposition la politique la loolu tekkiwul dara ay sénégalais la ñu yëfu sénégalais la alal joogu boo ko xaymaa tey jii ci jamono juñ toll jigéen ñu ci bari bala ñoo mucc ci ay saret wala ci conditions yu jafe la ñuy muccee boo demee ci àll bi engrais beeg jiw mi ngi nekk jafe-jafe ci ñoom xale yi ñàkkum liggéey ak xëy nekk seen jàngoro université yi da ngay jàng pour nga jot sa bourse foog nga grève mbaa nga kaas mais alal jooju mënoon na faj saafara ak yeneen ak yeneen ak yeneen alal ji lu ñëpp bokk la kenn rek du ko bokk loolu la sama maam doon wax bu ma doon moom de bala ñu ma koy ñaan sax ma def ko pour seetal sama der seetal deru gouvernement bi ak sama mag ji nga xam ni moom la yàlla def muy njiitu réew mi loolu mooy taxawaay bi nga xam ne mooy taxawaay bu war am na kilifa yi ñu fi dajoon dañ leen tuumal rek ñu tekki seen bopp tekki seen ndombo maa ngi fàttaliku Mamadou Seck ba ñu leeralaat ko ñu delluwaat seen liggéey donc na tekki ndombal tànkam bépp bu mën a am bàyyi liggéey bi ñu def ko ci liggéey bu mucc ayib buñ ko setalee mu set wecc mu dellu jëlaat place am mais bu safaan ba amee mu nangu ni moom la ñu jàngat bañ ca war a def la ca war a am mu am ca loola tax ma ni ñi nga xam ni ñooy àtte di doxal yoon ci réew mi nañu doxal yoon te taxaw yoon bañ a def kumba am ndey ak kumba amul ndey réew mi day baaxul noonu. lu ma wax ginnaaw bi ma mettiloo ak moom ndax xëy na mën na am dafa juum xaw ma yàlla rek a xam mais aujourd'hui xam naa ni guddi yi mu nekk metti na lool ci moom doomu aadama la sénégalais la mag la kilifa la ci ñun lii ko dal man de yéenewuma ko nit aussi du ko yéene mais nit day juum nit nag bu juuma na baalu yàlla moom mooy baale mais bu ma ko jege woon du mën ko wax jox na danaa ko masawu ba pare dollu ko xel ni ko mu muñ te wàkkilu ci yàlla rek moom moo jar a wàkkilu musiba nag bu ñëwee ba agsi ca kaw et li ci war rek mooy nga wàkkilu ci yàlla ndax loolu mooy saafara bi te lu ñu mel bañ laa dalati bala ngay dugg ci lu mel nii nga xool ko seetaat ko surtout que looloo ci doy waar ndax ñu ngi naan rapport IGE bi artu woon na leen ni leen bu leen ko def bu fekkee loolu am na nag tayef lay nuru yaa ko def kenn du ko wax loolu amul fenn. Ablaye Mbaye laa tudd nekk adjoint au maire ci ville de Guédiawaye nekk responsable politique fii ci Guédiawaye. waaw sama position ci loolu wax naa ko ci presse bi lu bëri yoon sama position lenn rek la mooy que ni c'est politique affaire bi dara la lu ko dul politique nekk na li nga xamante ni peut-être contexte bi moo laaj en tant que ay opposition ñu jéem a déstabiliser dialogue national bi nga xamante ni président mi ngi koy réussir avec une grande partie de l'opposition ñoom li leen ñor mooy déstabiliser loolu déstabiliser aussi dëkk bi fexe ba mu nekk dans le chaos man je pense que Aliou Sall sax du cible bi mais seen fonds de commerce rek la mën a nekk parce que li ñuy wax noonu dara teguwu ci parce que booy jiiñ nit ci dara da ngay indi ay preuve nga wane ni lii la def preuve yaa ngi nii mais def reportage rek jël ay opposants yi nga xamante ne nii tekkiwuñu dara ay opposants de cœur lañ amuñu benn njëriñ ci réew mi ñu jël leen ñu wax lu leen neex jël partenaires yi nga xamante ni xëy na ñoo doon liggéey ak Franck Timis ci Petro-Tim xuloog moom tax ñu dem jël leen mais gis nga reportage pour man dafa war a équilibré boo jëlee ay experts ci économie da nga war a jël ay experts yam ñoo xam loolu mais doo jël ay politique rek te boo jëlee politique yi aussi nga jël sax société civile boo jógee société civile nga jël ñi nga xamante ni tey ñoom la concerné sax à la limite mais reportage boobu tamit ci benn côté rek la dem loolu pour man amul njëriñ amul sens te nañ xam ni manipulation la rek du dara ñun yëngaluñu sax c'est que li ñu ci metti rek mooy dañu jël benn honnête citoyen bu mel ni Aliou Sall bëgg a yàq deram te mu am njaboot ba pare am ambition politique di liggéey di def résultat
ci fi mu nekk ci CDC di def résultat en tant que maire fii ci Guédiawaye donc loolu rek li nga xamante ni mooy lu ñu ci metti mais franchement yëngaluñu faalewuñu sax yooyu parce que ñii duñu tekkiwuñu dara ci réew mi. bataille politique la parce que bu fekkoon du laneen lu dul bataille politique ni ñu ko doxalee nii duñ ko dox parce que contexte dafa am solo ci communication ku xool contexte bi ñu génnee reportage bi war ngeen xam ni politique doo nga ko laal du laneen donc looloo tax ñun ñu taxaw comme que politique la ñun ñu taxaw politique ak ñoom loolu kese la moo tax nag may interpeller le chef de l'État à ce que mu bàyyi Aliou Sall mu continuer liggéeyam parce que ñii ay politiciens lañ yàq moo leen tax a jóg. du démissionner tey du démissionner ëllëg te ñun combat boobu dinañ ko mëne lu mu laaj dinañ ko def parce que ku def dara mooy démissionner ku jàpp ne defoo dara kay looy démissionner te Aliou Sall deful dara parce que ñoom liñ fi wax dara dafa amul benn base juridique boo ko xoolee sax da nga naan mais lii sax bon genre théâtre sax laa ko jàppee parce que ñiñ doon interroger lan lañ tekk ci réew mi. Ousmane Sonko lu mu fi tekki wu fi dara foogoon na ni day gagné élection yi mais am na fi ay surprise xam na ni représenté wul dara ci réew mi Abdoul Mbaye mënu fi am sax 1% Mamadou Lamine Diallo mosul nekk sax candidat donc Thierno Alassane Sall mais dañ ko def ministre mu wane ay limitam ñu xam ni il n'est pas compétent ñu dax ko ci biti donc ñooñu ñoo fi nekk di amul leneen lu ñu fi représenté tekki wuñ fi dara. ndax da ngeen fas yéene def ay jéego. dinañ def ay jéego lépp lu ñu mën dinañ organiser wu ñi ngi def ay rassemblement Guédiawaye dina am sortie yu bëri yoom dinañ ko def fii ak semaine bi di ñëw pour jàkkaarloo ak ñoom parce que jàpp nañ ni lii c'est purement simplement politique amul dara loo xamante ni tey lu sérieux la ci dossier bi nii dara sérieux wu ci parce que loo xamante ni depuis 2015 Aliou Sall def na fi point de presse leeral lépp xam nga loo xamante ni jiitu na sax président Macky Sall di nekk président de la République du Sénégal mais lu tax à chaque moment bu réew mi nekkee ci dynamique gu jàmm réew mi nekk ci dynamique gu defar ñuy waxtaan ñuy génne luy yàq moo lay wan ni ñii ay yàqkat lañ tekkiwuñu dara man maa ko wax Abdoul Mbaye c'est un traître Ousmane Sonko man xawma sax lan laa ko mën a tuddee parce que moom terroriste sax a ko tane parce que li muy def nii affaire seytaane la mooy tas Sénégal ba Sénégal du nekk ci jàmm loolu lañ bëgg. Thierno Alassane Sall représenté wul dara Thiès lan la fa représenté Mamadou Lamine Diallo moom kenn xamul lu mu doon moom day wër rek mel ni yamb rek di meew lu jóg mu topp ci mbel-meli rek donc ñoom mais boo xoolee la grande partie de l'opposition tey ñi tax ñu naan opposition au Sénégal mais ñi ngi ci dialogue bi ñi ngi defar Sénégal ñi ngi waxtaan pour Sénégal jëm kanam xam nga mais lii dafa ñaaw dafa salte Aliou Sall dafa am njaboot Aliou Sall dafa am ay doom booy teg ci nit da ngay teg ci nit lu rafet ci deram lu rafet parce que ëllëg moo tax mais lépp luñ fi wax ñun dinañ dem dindi tuuma yi démonter ko pièce par pièce parce que ñun li tax ñun mënuñu sori ci débat bi sax ñoom dañ fee waxul dara lu leer man maa ngi leen di invité bu fekkee am nañ ay preuves yu leer ci Aliou Sall nañ ko génne moo gën ñuy def ni monter ay cabale di instrumentaliser ay presse di def ay conspiration di yàq deru Sénégal parce que ñoom image yu Sénégal la ñuy yàq en réalité sax yàquñu dellu Aliou Sall mais image Sénégal la ñuy ternir aux yeux donc du monde entier te loolu dafa ñaaw Sénégal dañ ko xam dëkk jàmm Sénégal dañ ko xam dëkku teraanga Sénégal dañ ko xam dëkku defar ba suñu diplomatie foo dóor ci àdduna bi sax boo nee sénégalais nga sax ñu wegle mais depuis que ñoom Ousmane Sonko nekk fi ñoom Abdoul Mbaye nga xamante ni ñun xamuñu sax Abdoul Mbaye ñun amul lenn lu mu liggéeyal Sénégal tey bu fekkoon am na compétence wala am na xam-xam duñ ko fekk ci bopp primature dax ko ci biti lii la nga xamoon parce que c'est un rancunier mais ñoom li ñu bëgg mooy salteel deru Sénégalais yi moo tax président Macky Sall na ci jël ay responsabilités am teg leen seen ànd ñu xam seen bopp moo tax nag ñun tey Aliou na continuer liggéeyam ci bopp CDC na continuer liggéeyam fii ci département Guédiawaye fii nag am na ay Guédiawaye am na fi ñoo xamante ni soi-disant ay mouvement naan Aliou Sall fii dëkku feek Aliou Sall na génn Guédiawaye ak Aliou Sall te ñooñu aussi wax dëgg yàlla dañoo représenté wul dara ci Guédiawaye parce que élection yi ñëw nañ fi ànd nañoo ak ay leader politique ci opposition bi ñu duma leen musuñu gagné benn élection représenté wuñ fi dara bureau de vote sax bu ñu ko gagné Guédiawaye commencé féetul ñu dem élection am 65000 voix ci biir département Guédiawaye benn perroquet rek tiim ci rajoom rek ratatatatat gudul jeex ñu bëgg a nekk fi defe ni loolu mooy tax Guédiawaye loolu mooy tax gagné élection yaa ngi suñu kanam nañ dem ku foog da nga bëgg a nekk maire Guédiawaye boo ko bëggee nekk da nga koy teg ci yoon da ngay liggéey da ngay politique normale convaincre nit ñi ay idée convaincre nit ñi ci ay programme convaincre nit ñi ci benn organisation politique bu leer benn approche bu leer nañ
mais yow jéemoo dara ratatata rek defe ni loolooy fal nit ñun ñi ngi fi tey demuñu bougé wuñu dinañ ñafeek ñoom ci terrain bi dinañ leen dumawaat comme niñ leen duma woon continuer di leen duma téye Guédiawaye parce que Guédiawaye li fi Aliou Sall def ñoom ci seen bopp bu ñu doon tëdd di rêver sax mënuñu ko te ñoom ku ci wéet sa bopp di nga xam ne li Aliou Sall mën mënoo ko di nga xam ne fi Aliou Sall jëm a Guédiawaye mënoo fa yóbbu Guédiawaye suuluñu fi maamu kenn man Guédiawaye laa juddoo waaye samay maama nga ñu suul Ndiassane kuy réclamer foo dëkk da ngay dem fa ñu suul say maam fa say maam sanc démb nga dëkk fa Guédiawaye maamu kenn moomu ko Guédiawaye carte d'identité nationale la ñuy wax te nit du sectaire gis nga doomu aadama sax boo bëggee jëm ca kanam sax doo sectaire parce que loolu dañ ko dépassé ay Guédiawaye fii ay Pikine fii ñun nous sommes une famille nous sommes tous des Sénégalais Aliou Sall c'est un honnête citoyen c'est un Sénégalais dëgg fi am ambition ñëw Guédiawaye liggéey Guédiawaye def fi ay résultats yu leer mais ñun Guédiawaye bu nawet bi musaana jot bu ñu musaan toll fii du ñu xalaat sax ay leneen ñun ñu ngi xalaat inondation yi mais rien que inondation yi rek tax na ñun bu ñu tëddee nelaw dépassé nañ ko mi ngi suñu ginnaaw suñu doom yi bu ñu daan jàng da ngay gis ñu nekk ci ay table banc 4 élèves ci table banc salle de classe yi délabré mais depuis Aliou Sall ñëw am benn politique ci éducation bu leer gis ngeen ne actuellement dépassé nañ loolu tey fii may waxee yow ñu ngi préparer les vacances pro banlieue war a jël lycée de Pikine bi nekk fii nii Canada reprendre entièrement le lycée le collège bi aussi bi nga xamante ni moo fa nekk muy ex Canada Cheikh Anta Mbacké ak à l'heure où on parle ñu ngi fay def 12 salles de classe supplémentaires ak un terrain multifonctionnel di waaj a réceptionner 21 salles de classe Pikine Est B te pare nañ aussi Darou Salam pare Ogo Diop pare c'est lycée banque islamique waxuma la sax dara mais ci cadre de vie assainissement éclairage public vraiment infrastructure yi stade yéen a ngi gis les mosquées donc la formation professionnelle ngeen gis le BST l'UNO